bisimilah barke borom Tuba auzubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barkeb Serigne Tuba Xadim Rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julliti mbokki taalibe yi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru koor gu tedd gi ñoo ngi fi nag ci Touba ci buntu kër Cheikhul Khadim diggante jumaa ji ak buntu kër Cheikhul Khadim bu ko defee nag ci kanam tuuti rek ñu war a ànd ak yéen ci jataay bu am solo bi nga xam ne nii mooy al mashrabu safi muy jataay boo xam ne nii jataayu dundal koor la ci teewaayu xalif général des Mourides mu nekk jataay boo xam ne nii nag ren ji ñu fas yéene ci ànd ak suñu mbokki taalibe muy Serigne Fallou Galas Sylla su ko defee sëñ Fallou al mashrabu safi ñu tàmbali woon ko ci atum 2018 boobaa ak léegi mu nekk diir bu yàgg waaye jataay bu am solo jataayu tey bi mel na ni ren ji indi nañ ci ay soppeeku ak ay yaatal yoo xam ne nii lépp rek dañoo jëm ci dundal weeru koor wi naka nga jàngate jataay bu am solo bii la. jërëjëf sëriñ Ablaye Faye ñu ngi lay nuyu di la ziar di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides di ko ñaanal mu gën fa yàgg lool te gën a wér ak mbooleem kilifa yi dina yëpp sëriñ Ablaye ni nga ko waxee noonee la tey ji benn fan ci weeru Ramadan 1446 ginnaaw gi ñoo ngi fii ci Touba Mbacké nekk bisub dibéer ñu door li nga xam ne moom moo di koor gi ci liggéey bi nga xam ne initiative la boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ni ñu ko waxee rek yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal mu ànd ko waa daara Hizbut Tarqiyyah di liggéey bu am solo boo xamante ni dafa bokk ci jaamu yàlla yi ndax day dundal bu baax a baax weeru koor gi fii ci Touba Mbacké loolee moom moo tax depuis bañ ko initié ba léegi mu nekk liggéey boo xam ne bés yàlla sàkk wala at mu jot daañu ci indi ay innovation mu yeesal ndax liggéey la boo xamante ni ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk muy waa daara Hizbut Tarqiyyah macha allah dañ ko yaatal ba nga xamante ni dañ ko bokk ak mbokk taalibe yëpp nga xamante ni lii rek lenn la ci ndax jotaay la boo xamante ni bokk nañ ko ngir permettre ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci yeneen médias yi moo xam télévision la moo xam site internet la moo xam chaîne YouTube la ak képp koo xam ne yor nga plateforme boo xam ne da nga fay mën a diffuser ñu ànd ak yow liggéey bi nga mën koo yaatal moo xam ne ci biir réew mi la di Sénégal ba ca bitim réew kon loolu liggéey la boo xamante ni loolu ci lañ nekk lii nag lenn la ci initiative boo xamante ni indi nañ ko ren ngir fas yéene ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki techniciens yi ak ñëpp ñi nga xamante ni ànd nañoo ko ñoom liggéey bi man ak sama naataango muy Serigne Ablaye Faye ngir ñu fas yéene leen di baaxee bés bu yàlla sàkk ginnaaw bu ñu noddee rek ñu amal benn plateau boo xamante ni daañu waajal li nga xam ne moom moo di mashrabu shafi bi ci li nga xam ne noonu lay kilifa yi ñëwee réaction yi ak yeneen ci aajo sëñ Ablaye. jërëjëf sëñ Fallou noonu nga ko waxee rek mu nekk liggéey boo xam ne nii dañ ko fas yéene ànd ak mbokki taalibe yëpp tey nag muy bés bu njëkk bi wax nga ko léegi ci taxawaay ak ndigalu Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wér ci kanam tuuti xam naa ñu ngi koy séntu ak kuréel gi nga xam ne xam nga conservatoire ni ñu koy defee bët bu set ñaari kuréel lay doon kuréel gi gàttanu sëriñ bi ak kuréel gi jàng ci biir mbaar mi xam naa loolu Baye Mansour Seck dina ko gën a yaatal waaye dafa mel ni jataay bi itam ci teewaayu sëriñ bi ki nga xam ne moo di njabootu sëriñ Touba gi yëpp dañ fiy teew loolu nekk jataay bu boo xam ne ni jataay bu am solo la fii ci Touba.
jërëjëf ni nga ko waxee noonu la ndax liggéey la boo xamante ni dafa am solo lool ndax jotaay la boo xam ne dañ koy amal fii ci Touba Mbacké ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi dañuy bàyyeekoo fu nekk ñëw di teew ci li nga xam ne moom moo di bis bi ndax ni nga xam ne noonu la ko Serigne Mountakha Mbacké di dundalee yeneen kilifa yi moo xam buntu kër yi njabootu waa Sëriñ Tuubaa yëpp kenn ku ci nekk da ngay bëgg a ñëw ànd ak sëriñ bi dundandoo moom li nga xam ne moom moo di xasida yi dañ fiy gis buntu kër yëpp buñ lim ndax buñ limee duñ matal waaye ba ci waa kër Maam Cheikh Ibra Fall sax da fi gis ñoo xamante ay sëtu Maam Cheikh Ibra Fall lañ day ñëw di teew fi nga xam ne moom moo di ci bis bi ngir mën a ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di sëriñ bi ak waa daara Sëriñ li nga xam ne moom moo di njàng mi kon jotaay la boo xamante ni dafa am solo ndax dafa am loo xamante ni moom lay defaat benn dana gën a dajale mbokk gi ndax su ma juumul rek daaw wala daaw jéeg sëñ Dan mu ngi ko fi leeral ndax nee na bëri na fi kilifa yoo xam ne mën nañoo gëj a gisee waaye jotaay la boo xamante ni dañuy profité ngir mën cee gisewaat saafonte waat waxtaanaat loolu ak dox mbokk dafa nekkaat ci biir li nga xam ne moom moo di liggéey bi ak jaamu yàlla tamit da cee nekkaat bu baax a baax ndax weeru koor lañ nekk njàng xasida yi Cheikh Ahmadou Bamba yi te xasida yi Cheikh Ahmadou Bamba yi ku ne xam ne li ci nekk ci li nga xam ne moom moo di ay ngëneel ak jaamu yàlla loolee nekk na nag jotaay boo xamante ni gëm naa ne gisuma lu ko gën a am solo ci jamono bi ci li nga xam ne moom moo di weeru koor kon kilifa yi fu ne la ñuy bàyyeekoo ñëw ànd ak sëriñ bi waaye mbokki taalibe tamit fu ne la ñuy bàyyeekoo ndax gis nañ ñoo xam ne dañuy jugee ci région yi profité ñëw ci ginnaaw takusaan gi ñëw teewee jotaay bi ginnaaw buñ ñaanee buñ dogee yeeweeku am ñoo xam ne sax bu ñaanee rek ci lañ yeeweeku waat daal delluwaat ci nga xam ne moom moo di ci seen kër yi ba ci am nañ ñoo xam ne ndax am na année boo xam ne gis naa fi koo xam ne nee na bitim réew la bàyyeekoo ñëw Touba ngir fexee rek am ci benn bés boo xam ne dana mën a teewee li nga xam ne moom moo di mashar bu Shafi'i bi kon nekk na jotaay boo xam ne nit ñi dañ koy bàyyi xel bu baax kilifa yi dañ koy bàyyi xel bu baax taalibe dañ koy bàyyi xel bu baax a baax moo tax ñu ñëw di ànd ak moom Serigne Mountakha Mbacké. jërëjëf sëñ Fallou mu nekk lu am solo ni ngeen ko gisee rek gis ngeen kuréel gi taxaw nii jamono yi ñooy xaar sëriñ bi ngir gàttandu ko ni nga ko waxee itam bis bi dombe ak dimanche tey moo tax mbooloo mu takku teew nañ fi njabootuk sëriñ bi ñu ngi tàmbali di teew waaye sëñ Fallou fii ci kër gi itam ñu seetlu fi mbooleem matuwaay yi nga xam ne ni moo tax liggéey bi tegu ci aw yoon gis nañ ko fi buñ jëlee exemple sécurité rek day mel ni diggante sécurité bi nga xam ne moo di takk der yi di force de l'ordre yi ak sécurité bi fasantikoo ci daayira yi ak isbu tarxe bi nga xam ne nii ñooy taxaw liggéey bi ñoom itam gis nañu seenub liggéey loolu day mandargaal ne rek wàllum kaaraange ndax ku ne fii daje desut gannaaw benn yoon ci yëf yi. waaw ni nga ko waxee rek xam nga bés yu demee nii dafa laaj nos ko noo xamante ni moom mooy tax ni nga ko bëggee nga amalee ko noonu xool pàcc bu ci nekk ña ko yore nga jox leen ko ñu def ci liggéey yu am solo waaye def ci ay wàccaay bis la boo xamante ni ñi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey bi muy daara Hizbut-Tarqiyyah mën naa ne du néew lu ñuy waajal ay fan gëm diiru at mi dañ koy waajal ci xool noo xamante ni noonu la ñu mën a tegee li nga xam ne moom moo di ay initiative ngir gën koo ñoŋal loolee nag ànd nañ ceeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di service état bi bokk na ci takk der yi nga xam ne ñoom i chaque année dañuy jël ay matuwaay yu am solo daa mel ni ki may seen nii muy ñëw mooy Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir moom mooy dugg si nii moom tamit bokk ci kilifa yi nga xamante ni duñ wutee li nga xam ne moom moo di jotaay bi saa su ne kon moom mooy dugg si nii mooy Serigne Bassirou Mbacké bi nga xam ne moo yor kàddu yoonu murit di ànd ak saa su ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha li nga xam ne moom moo di jotaay bi nekk ci wetam di ànd ak moom liggéey bi kon moom mooy dugg si nii ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifay daara Hizbut-Tarqiyyah bokk na ci sëñ Amadou Samb mu nekk noonu di ko teeru si sëñ Ablaye Faye. jërëjëf sëñ Fallou kon xam naa antenne bi dañ koy delloo mbokki taalibe yi rek ndax kuréel gi sentu sëñ bi ñi koy gàttandu ñëw nañ ni nga ko waxee sëñ Bassirou moom sëñ Abdou Khadre moom la ñuy seen muy dugg si noonu mbokki taalibe yi di ko daal di dalal nag mu nekk jataay boo xam ne nii moom itam li mu koy tardé bariwul noonu leen koy nemme ko itam ci mbooleem wuntu kër yi Xaadim Rasul yi ñëw ànd ak ki nga xam ne moo fi Xaadim Rasul mu Cheikh Mouhamadoul Mountakha jataay bu tedd bu am solo bi kon ci kanam tuuti rek ñu ñëw ci ñi nga xam ne ñoo war a yore njàng mi su ko defee ñu daal di gàttandu sëriñ bi ñu dooroon nag dugg ca biir dalal yenn kilifa yi nga xam ne yi naka jekk dinañ ànd ak ñun ci liggéey bu am solo boobu kon ñu bàyyi la rek nga tënk ci programme ren bi naka lañ ko fas yéene gën a doxalee. waaw incha allah ni nga ko waxee sëñ Ablaye xam naa rek nes tuuti li nga xam ne moom moo di kuréel gi gàttandu sëriñ bi ndax kuréel yi at mu jot ñaari kuréel doon benn kuréel gi moom mooy gàttandu sëriñ bi fii nii ñoom ñoo nekk nii sëriñ ginnaaw waaye beneen kuréel gi nga xam ne présentement ñu ci biir salle bi fa la ñu amalee njàngum xasida gi ba keroog ñuy ñaan loolee lépp ñu koy waajal di xaar nag sëriñ bi ñëw neskiis incha allahu rabbi ni ñu leen ko annoncé ci njëlbeen gi noonu la ñuy fas yéene ànd ak yéen diiru weeru koor gi ginnaaw takkusaan gu nekk ngir fas yéene dundal li nga xam ne moom moo di weeru koor gi fii nii ci résidence Khadim Rasoul ci Mashar bu Shafi'i édition 2025. jërëjëf sëñ Fallou kon ñu delloo gars yi antenne bi ba ci kanam rek ñu dugg xool kilifa yi ñu ci mën a yëkkati ay kàddu ñu jox leen micro bi ba ci kanam incha allahu rabbi
boobu mooy beneen dañ koo dindi nga branché bi xaw ma lu tax il faut ñu dindi beneen bi kon أسير مع الأبرار حين أسير وظن العدا أني هناك أسير
أسير مع الأبرار حين أسير وزن العدا أني هناك أسير مسير مع الأخيار لله بالنبي وما لي لغير الله يعود مسير يسير بي الجسد الذي قادني إلى كريم عليه معلوم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نصوري وتأييدي ويسي لدى العدا من الواسع الوهاب فهو نسير أمين داسي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير mbokk yi ni leen ko waxee rek ñu ngi ci jataay bu tedd bi nga xam ne nii ñu ngi xaarandi xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha ci teewaayu njabootu Cheikhul Khadim gépp xam naa dañuy jox rek sëñ Mortala moom Serigne Fallou mu yëkkati ay kaddu rek barkeeloo ko ci jataay bu tedd bi kon Serigne bi ginnaaw bi ñu leen ziaraatee bu baax a baax yàlla dogal nañu fekke waat jataay bi yàlla nañu ko yàgg fekke muy jataay bu am solo ñu koy door tey ànd ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yan kaddu ngeen ciy yëkkati. xanaa mbégte moo xam ne rek am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem nee si ma tax yàkkul mbàkk yàkkul réer njabootu sama yëpp taal bi bokk yëpp sama tax moom mën ñu ko ñàkk yàlla na fi yàgg li mu defal nii ci barab tedd bii di ko xasida yi ci waram daan bii defal na loo xam ne loolu fi noonu xam na nangu na ko jàppal ko baax ñëpp nañu mas mu yàgg lool bàkki bàll yàgg teew jotaay bi ñoo nga anam ci jotaay bi lépp leen bu fi rek doon gërëm sëñ Tuubaa rek di ñaan si ba yëpp di ñaan ko weeru koor wi ñu dugg ci lépp di xewle ak ganeel rek ak sëñ Tuubaa jërëjëf salaamaaleykum wa barakaatuh jërëjëf sëriñ bi Mbacke kon xam naa ne tey moom lañ doon jox rek mu ñuy ubbil jataay bu tedd bi ëllëg incha allah dinañ gën a yaatal ak yeneen kilifa yi jamono yi xam naa ne Baye Mansour Seck mu ngi war a waxtaan ak kuréel Nooru Daarayni bu Touba ñoom ñi nga xam ne ñoo ubbi jataay bi kon ñu ngi leen di ndokkeel di leen jaajëfal di leen baalu ak di leen baal ak wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. bismillah bismillah aw ma retour de bismillah nafa anni al-ghida wa saqa al-munadi wal janabu afir xanitu bihi rabban ñuy ubbee suñuy kàddu di sant suñu borom bi ñu mayee tey ñu teewaat bis bi nga xam ne mooy tàmbalik liggéey bi ñuy def fii ci kër sëñ Touba gi ci féetu ci sowu jumaa ji muy almashrabu saafi min al manba'i shaafi mel na ni ñëpp xam nañ ko léegi muy liggéey boo xam ne ci ndigal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké tàmbali nañ ko fi bisib tey mu war ko ànd ba keroog màggal gi di àgg incha allah muy njàngum xasida moo xam ni fii lañ koy defee kuréel Hizbut Tarqiyyah di ko ayloo bis bu ne am ñu ñëw ngir jàng ci kanamu sëriñ bi wala ci kanamu kilifa yi am ñoo xam ni ñooy gàttanu ñoom ngay dégg noonu
tey nag ñi nga xam ne ñoo war a jàng ci biir salle bi mooy kuréelu Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ci njiital sëñ Cheikhouna Diagne mi jiite njàng mi ñooñu ngeen dégg ñuy jàng di xaar kilifa yi yegg si mooy kuréelu Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Mbàkke kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo ay njàng mi tey ñu sant yàlla bu baax di tàmbali suñuy kàddu ci di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom njabootuk sëñ Tuubaa yëpp ak dong yëpp liggéey yi nga xam ne yëpp mi ngi koy naanal maam sëriñam mu àggale ko te ñu ànd kook moom. kon tey ñu fas yéene dalal kenn ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci kuréelu Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah Touba muy sëriñ Mouhamadou Mbaye incha allah bu ñu ko joxee kàddu gi dana leen wax ban programme la ñu dégtal tey yan xasida lay doon ak yan daaj lañ koy jàng. kon loolu mooy programme tey bi du ñu def lu dul jébbal kàddu gi sëñ Mouhamadou Mbaye mu jottali leen ko ñu door a wéyaat ci liggéey bi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Mansour ñu ngi leen ziar bu baax a baax a baax di santaat suñu borom bi nga xam ne moo ñu may ñu fekke woon ko daaw fekke waat ko ren di ko sant bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké lii nga xam mu ngi koy liggéeyal Serigne Touba di ko ñaanal mu am ci ndam lu kawe njortam te defal ñu ko ñun ñi mboolem ñun ñu koy ànd ak moom di taalibe Serigne Touba yëpp ak fu waay mën a ne yàlla suñu borom defal ñu tawféex ak ngërëmul Cheikhul Khadim bi nga xam ne moom lañ ci sàkku kon bu dee li nga xam ne moom lañ indi comme programme tey bi nga xam ne moom la Nour Daarayni bu Touba war a jàng tey kon muy xasida yaa xayr day fi ñu koy jàng ci daaju waa kër Sëñ Massamba bu dee lam yab de Moustapha ñu ngi koy jàng si daaju Serigne Moustapha Sy bu dee ci xasida cheikh yi nga xam ne Sëñ Touba da koo tënkee chehru Ramadan muy sakatu rabbiya bi nehmal baari ak benn xasida bu ñu naan onze bi rabbikum ñu koy daaj daaju Serigne Sylla ak Minanul Baaxil Xadim Serigne Mbacke Jaxate ak yaa Rabbil Moustapha daaju waa kër Sëñ Massamba kon loolu mooy li nga xam ne tey moom la Nour Daarayni bu Touba indi tey ñu war koo jàng fii ci kanamu Serigne bi incha allahu rabbi. naa sëñ Mouhamadou ren programme bi tam diir bi ngeen di jàng soppikuwul waxtu lay doon. waaw yaakaar naa dañ ko tënk ci benn waxtu 18h30 17h30 ba 18h30 bu amul soppeeku ndax soppeeku saa su ne mi ngi aju ci heure bi sëñ bi ñëwee rek ci la soppeeku di am. jërëjëf sëñ Mouhamadou sant nañ la bu baax kàddu yi leer na mën nañ la bàyyi nga dellu ci kuréel gi ndax njàng mi ngi lay xaar te incha allah dañuy war a daal di jublu ci liggéey bi kon loolu mooy li nga xam ni kon dégg ngeen ko muy programme bi ñu fi war a jàng tey ci biir salle bi muy njàng mi nga xam ne waa kuréel bi ñu duppee Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah Touba ñoom ñoo ko war a ay war ko jàng di bisub tey nag bisub dibéer li ñaari fan ci weeru mars bu dee ci weeru calendrier grégorien bu fekkente nag ci atu julliti la ay ji ñu ngi ci benn fan ci weeru ramadan dëppook atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci gàddaay gi kon loolu mooy programme bi ñu leen andil tey ñu ñaan suñu borom may ñu fekke ko diiru weer wi ñaanalaat Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xam ne lii yëpp moom la ndax dafa wax ne dama bëgg donc barkeelu ca la nga xam ne moo daan am jamonoy njaareem ja Serigne Touba ba mu fa nekkee bu koor dikaan gannaaw tàkkusaan nii lañ ko daan dundale diggante njàngum yëkkati mi njàng mu durs mi ba keroog ñuy àgg ci waxtu ndog nit ñi daal di dog wéyaat ci liggéey bi kon loolu mooy li nga xam ne moom lañu sëriñ bi andil ñu ko ci sant lool di ko ci ñaanal lool di ñaanal ñu fës yéen a ànd ay at yu bari bari donc nous allons faire une petite synthèse pour ceux qui nous suivent en français en ce premier jour du mois lunaire de Ramadan, le 9e mois du calendrier musulman qui coïncide avec le 2 mars 2025. Nous sommes à la résidence des hôtes de Cheikhoul Khadim à l'ouest de la grande mosquée de Touba et c'est un programme que ceux qui ont l'habitude de suivre connaissent bien. À partir de 17h30 jusqu'à 18h30, ce sera la déclamation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est un travail qui avait été confié à Hizbut Tarqiyyah et nous en sommes à la 5e ou 6e édition si on ne tient pas compte de l'année du Covid. Donc ça veut dire que aujourd'hui encore ce sera une déclamation des écrits du Cheikh. Celui que vous venez d'entendre est un membre du groupe de chanteurs de Hizbut Tarqiyyah de la Dar de Touba qui est baptisé le kuréel Nour Daarayni et il nous a décliné le programme qu'ils auront à cœur de déclamer sous les yeux de la noble famille de Cheikhoul Khadim puisque vous le devinez, ils sont tous là présents et ils sont là présents pour suivre ces mélodies et ils sont là pour représenter le Khalif et ils sont là également
pour montrer que cet événement a de nombreux prolongements. C'est une revue de troupes, c'est un moment de rassemblement, c'est un moment de ferveur, c'est un moment pour glaner tous ces bienfaits qui sont rattachés à ces actes d'adoration qu'on fait pendant le Ramadan, parce que Allah, n'est-ce pas, très miséricordieux, a pris sur lui de multiplier chaque bonne action du musulman par 10, et pendant le Ramadan, il le décuple davantage. C'est pourquoi la meilleure manière de faire vivre ce moment, c'est véritablement de s'adorer à des actes d'adoration. Nous venons donc, vous voyez, le défilé des lieutenants du Khalif qui sont là, présents. Et la salle, vous le devinez bien, est pleine depuis très longtemps, parce que déjà, dès la prière de midi ou Tisbar, les gens étaient déjà venus sur place et la salle s'est remplie très très tôt, de sorte que donc elle est archi-comble pour le moment. Mais il n'empêche que le travail est en train d'être fait comme il se doit. Il n'y a aucun couac, puisqu'il y a d'autres sites qui sont prévus pour que les gens puissent aller, n'est-ce pas, se recueillir, lire le Coran, lire les Khasaïd en attendant que démarre cette déclamation. Voilà donc, il y a ceux-là qui sont des habitués de ce lieu. On peut citer Serigne Dan Ibn Serigne Abdul Ahad, on peut citer Serigne Fallou Ibn Cheikh Ibrahim, qui est le Khalif de Cheikh Ibrahim Mbacké. On peut citer également d'autres et d'autres encore qui sont toujours là et qui comptent, n'est-ce pas, être là. Je citerai Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdul Ahad. Il y en a d'autres également. C'est dire donc que c'est un moment de regroupement, c'est un moment féerique, c'est un moment d'extase, c'est un moment où les gens se délectent de ces mélodies suaves que délectent les courelles de Cheikh Tarkhir, qui rivalisent à qui mieux. C'est une compétition très ardue puisque la sélection a été très très serrée, mais il n'empêche que devant le Khalif, devant les autres du mouridisme, mais c'est une rivalité d'ardeur, mais c'est également un contrôle de qualité, parce que chacun voudra également exceller au plus haut point pour pouvoir évidemment donner le meilleur de lui-même. Donc voilà donc quelques aspects qui rendent la chose encore plus attrayante, et c'est pourquoi aujourd'hui encore, vous le voyez, les choses sont en train de se passer. Il faut également un regard vers ceux-là qui s'activent pour que vous puissiez vivre ces événements. C'est la partie technique, ceux qui s'occupent de l'Internet, ceux qui s'occupent de la sonorisation. Il y a également les agents de sécurité qui sont là pour que chaque chose se passe comme il se doit, que chaque personne soit à la place qu'il se doit et qu'il n'y ait pas de couac dans ce sens. Donc vous voyez donc, comme nous l'avions dit, c'est un protocole maintenant maîtrisé. Les gens sont là, chacun à la place qu'il faut. On peut citer également tous ceux-là qui sont venus, n'est-ce pas, pour vivre cet événement devant les écrans, dans les autres salles. C'est dire donc que c'est un moment véritablement d'extase. Donc nous prions encore Allah de nous permettre de vivre encore ces événements pendant des années et des années et des années, et qu'Allah accorde une très longue vie et une très bonne santé à notre vénéré Khalif, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, qui est l'artisan, n'est-ce pas, de cet événement. Et nous le disions, il est en train d'arriver dans la salle, et vous avez vu que actuellement il est venu lui-même, et au moment où nous parlons, sa voiture s'achemine à l'intérieur de la résidence. C'est dire donc que dès qu'il entrera, ce sera le départ. Vous voyez donc ce branle-bas, ce remue-ménage, ces allées et venues. Et c'est la preuve que l'autorité suprême du mouridisme est là, et bien là pour pouvoir vivre en direct, n'est-ce pas, ces déclamations pour lesquelles, n'est-ce pas, il raffole tant. Il disait que Hizb ut-Tarqiyyah, s'il l'a choisi, mais c'est parce que tout ce que nous faisons, nous excellons, il y a cette manière, n'est-ce pas, de déclamer les Khasaïd, chaque fois de le faire comme il se doit. Et c'est un propos qui a décuplé l'entrain et l'effort que les courelles font pour chaque jour exceller davantage. Donc il faut magnifier, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu. Le Khalif est en train de venir dans la salle et accompagné, n'est-ce pas, de cette déclamation du groupe de chanteurs qui était là à l'accueil. Nous reconnaissons les membres de la Daara Hizb ut-Tarqiyyah de Mbacké. Il y a également toute la suite qui va l'accompagner jusqu'à son entrée dans la salle. Et nous vous laissons vivre ces événements féeriques, ces événements extraordinaires, ces moments rares dans une vie. Et Inch'Allah, après la déclamation, nous reviendrons comme toujours pour faire un petit
une petite présentation sur un écrit de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc sans plus tarder, nous allons lancer l'antenne et vous laisser suivre cette prestation et après l'arrivée du Khalif, Inch'Allah. مرامي وإني شاكر وفقير أموري لو فوت والقلب طيب غريبا لدى الأعداء وهو البصير رفيقي كتاب الله والمصطفى لي وأصحابه في البر حين أدور أخاتمه بالمد وهو بطيب وإني له جار هناك يسوع أخاتمه وهو وسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداء السرور وخاطبته في البر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى طابت لي النفس هاهنا وأنت بمليك الصلاة جدير فسل خالقي روض العدال معا بما أبوك به للبر أنت نسير فسل خالقي تهدينا أو بي بمنيتي فذاك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نعم بدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الكريم يا من نداه بهور أخذني يا جميعي وسيلتي هنا وغدا اليوم السماء تمور أخذني يا سفيري وسيلتي هنا وغدا اليوم السماء تمور وخذني من الفجار والبار غانما إلى البر والأبرار